Thiès parce que xamoon nañ ni fii lañ jëm si wax leen suñ kilifa yi lii lépp c'était préparé booy yi nag ras-le-bol boobu dañoo dem fekk benn injustice bi moo déclenché mbir mi injustice boobu yéen Sénégal yépp teg ngeen ci seen bët mooy ki leen jaaxal xamuñu fu ñu koy jaar muy le président Ousmane Sonko lañ ni nañ gaaw dagg ay tànkam président boobu lañ ni lañ gaaw dagg ay tànkam moo waral ñu def seen complot bii ñu def bi mu demee ba commencé jël yenn forme ba président bi dem ci wuy ji ñu xam ne kon lii day yomb parce que xalaatuñu woon ne président Sonko day wuy ji dañ doon xaar mu bañ a dem ñu créé ba bu ko bañ créé woon bu njëkk ba bu ko defee ñu am yeneen lay mais comme na jug na dem di dem ñu créé waat beneen bu ko def trouble à l'ordre public te ñoom bi ñu def trouble à l'ordre public recruter nañ seen i nervi ba pare tout ça était préparé man wax leen benn dëgg réew mi ñu yor di ko tudde état de droit du état de droit parce que président gouvernement bi ak waa APR ñoom préparé nañ ay nervi bien avant tout ça armé leen bal leen ma la famille réseau bi mooy daw di dem ñooñu recruter seen ay nervi créer chaos bi ñooñu ñoo indi trouble à l'ordre public nit boo xamante si ni nekkul woon ci mbedd dugg ci otom doon woy ji justice kooku mënul def trouble à l'ordre public encore pour une fois pour wax leen que ni dañoo bëggoon créer boucan pour jël Ousmane Sonko non seulement am lu ñu ko téyee mais am leneen loo xamante si mën nañ koo yokk ci dossier parce que seen dossier wu viol bi sëriñ si xale yu ndaw yi jigéen ñi ña daan xeex les droits de la femme ñëpp a jug taxaw leen seen viol affaire de viol bii ngeen fi wax. ab nit boo xam ne nee ngeen gendarmerie dana ko demal ñu violé waat la ab nit boo xam ne ñaari fetal la yoroon dem di violé ci nit foo xam ne ay nit a fa nekkoon kañ doon violé génn di maye xaalis yor xaalis boo xam ne ma ngay proposé nit sax ay 100 000 ma ngay sanat ma ngay def lu ko neex Sénégal yëpp jug na leen seen waxu viol teg leen ko ci suuf ñu xam ni viol bi daanu na ñu bëgg a wut leneen moo tax keroog ñu def le tout pour créer le chaos loolu nag ñu def ba jàpp président Ousmane Sonko te ci leen jàppe woon Karim Wade ak Khalifa Sall loolu moo dajeeg ras-le-bol bi askan bi doon dund ñëpp jugandoo à partir de injustice boobu noonu ñu ne tudd ci le mot démocratie buñ ci tuddee le mot démocratie ça veut dire que ni tout est remis en cause mooy li waral ñu mën a def loolu opposant Karim Wade def ko Khalifa Sall c'est parce que démocratie ba moo fa amatul askan bi nag dina ni ñun ñëpp dañuy bañ léegi lii amatu fii toog sa nguur di dicter lu la neex di rey ku la neex loolu far bu nekk nag benn soulèvement populaire donc wax leen suñ kilifa diine yi ña ngay yónni seen ay nit di fen di jël combat bi pour hold up ko tuddee ko na neen dans le seul but de légitimer seen armée bi ñu bëgg a woo xam ngeen li ma leen wax na ngeen ko xamee noonu na ngeen ko wax suñu sëriñ si ñu xamee ko noonu ña nga yónnee di fenal askanu Sénégal fii terroriste amu fi dama ne soulèvement populaire bi c'est spontané ça fait longtemps nit ñi di ko di jooy di mer lekkuñu naanuñu ñu tëj leen couvre-feu boo xam ne c'est pas justifié nit ñi di dee ci géej bi gis ñu seen président nit ñi gis na seen président ci seen tour ci seen avion ci seen xaalis jubali ne ba président ba France ne je suis Charlie ci nit ñoo xam ne dañoo saaga woon yanant bi nit ñi gis na que ni bërki démb Macron dafa socc la def président bi génn massawu ko ndax socc boobu mu def nit ñi gis que ni Macron dafa rek socc président bi communiqué ci soccu Macron tey jii ñuy rey ay doomu Sénégal Idrissa Seck ne loolu lu ñaaw amu ci ñi ngi félicité force de l'ordre ndax bu doon yeneen dëkk yi la dana ëpp moor yi dana ëpp Idrissa Seck nee na bu doon yeneen dëkk yi la moor yi dina ëpp kon force de l'ordre ay jàmbaar lañ 12 morts kese moo am ñuy rey ay doomu sénégalais ñuy tirer à balles réelles ci ay doomu sénégalais ay nit yoo xam ne seen àq ak yelleef la ñuy wax démocratie la ñuy wax démocratie yoruñu benn arme yow nga jël ay mercenaires ay nervis armés ñu nekk ci dëkk bi di tirer ci sa peuple jëloo sax benn instant nga taxaw massawu sa peuple tax jàkkaarloog ñoom benn bakkan waru woon rot benn bakkan bu rotoon ki waroon na njëkk a wax mooy le président waxul ak askan bi mais kii est-ce que am na xol mais kii est-ce que xam na lan mooy Sénégal kii est-ce que xam na lan mooy la patrie même su fekkee daa mer même su fekkee rancunier la même su fekkee ne nit ku bon la waroon na am benn minimum d'humanisme bu nekk ci moom mu ne maa ngi masawu Sénégalais yi lii bëgguñu woon mu demee nii ana président ba nit ñaa ngi dee
ma ngay mattatu ba jamono ji yaakaare que ne bi nit ñi dee dina am nu mu ko def mu yónni Antoine Félix pour mu menacer wat Sénégalais yi pour mu gën a tëkku Sénégalais yi pour mu jël Sénégalais yi réduire leen à de simples terroristes yu nekk ci mbedd bi jamono ji nit ñi di dee ay doomam nekk ci taw di def la fête ñoom ak doomu Idrissa Seck ñu yónni Idrissa Seck pour mu ñëw di salir le président Ousmane Sonko pour mu ñëw di bëgg a réduire à un tout petit le président Ousmane Sonko ñu yónni Idrissa Seck pour mu wax ak waa communauté internationale di fen ci ay mots terroristes ak ay attaques yoo xam ne si ñi koy coordonné ñu ngi ci àdduna bi tout en sachant que ne dañ koo dicté li muy wax. naa fekk boo xam ne Sénégal Idrissa Seck nekk mbokkam sax gàccale ci Sénégal du nitu Thiès Idrissa xamul luy nitu Thiès fii combat yi fi gën a mag combat yi fi gën a noble waa Thiès ñoo ko mëne révolution yi gën a kawe la buur yi gënoon a jàmbaare Thiès la ñu jóge Idrissa Seck Thiès daa jaar nii moom mu jaar nele nitu Thiès mooy jàmbaar nitu Thiès mooy kuy taxawal réewam nitu Thiès mooy nit koo xam si ni musoo sëgg dem leen ngeen jàngi histoire Idrissa Seck est tout sauf nitu Thiès xam ngeen ko xam ngeen fi mu bokk xam ngeen ñi muy fréquenté heureusement bu fekkee ne am na loo xamante si nii dinaa ci tàccu le président Macky Sall leen na kese laa mën a tàccoo le président Macky Sall heureusement 2019 nga nekk président heureusement parce que bu Idrissa Seck nekkoon président sénégalais yi imaginez leen catastrophe boobu noonu la famille Dakar Live imaginez leen catastrophe Idrissa Seck nekkoon président wu sénégalais yi oh alhamdulilah alhamdulilah yow suñu borom ñu ngi lay sant bi nga 2019 bëggu sañoon Ousmane Sonko nga koy jox mais bi nga ko joxalee Ousmane Sonko alhamdulilah bi nga bàyyee Macky mu sàcc ko alhamdulilah bi nga bàyyee Macky Sall mu sàcc ko parce que imagine leen bu fekkoon ni Idrissa Seck mooy sunu président guddi ñu toll nii nee na 12 morts kese la lu ñaaw amu fi force de l'ordre yi maîtriser nañ ko bu doon yeneen dëkkil dana ëpp 12 morts lii mooy ay waxam allahu akbar ana Macky Sall seen waa peuple ñi ngi dee y a eu plus de 12 morts sa waa peuple ñi ngi dee mu bëgg leen waxal yéen donneur de leçon yi ñu naan ma waaw fi ngeen di toj fii lii ay sénégalais fay liggéey mais yéen xanaa xamu leen enjeu yi xanaa xamu leen enjeu yi yéen li ñu leen wax ni démocratie bi tax nit ñi wàcc ci mbedd bi xanaa xamu leen ni démocratie boobu moo war a jur ay liggéey ëllëg xanaa xamu leen ni liberté boobu moo war a jur ay liggéey ëllëg moo war a tax sénégalais bi am jàmmam fii mu nekk xanaa xamu leen ni lii ñuy xeex nii fii ñuy taal nga ni dañoo taal station boo xam ni ka fa doon liggéey sénégalais la d'accord mës naa gis une révolution bu amul dommages collatéraux da ngay xam li nga bëgg bu nga yaakaar da ngay tëdd ne la yow ñu ne la non tout va bien kii nañ kër gi peinture nañ ko lal baa ngi kaay toog déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bëggee am dëgg xaañ nañ ko toj bopp bi topp nañ ko di ko jiiñ njabarkat woo di ko yuuxoo muy ba finalement muy doog a am jàmm Cheikh Ahmadou Bamba amul lu mu dundul moom El Hadj Malick amul loolu dundul ak suñu mag ñu baax ni tubaab bi dafa taxawoon seen kanam di leen fitnal te pourtant yàlla ñoom la àndal mais da leen a bàyyi ñu jaayante ba daan tubaab bi doogay am jàmm képp ku bëgg jàmm tu dois être prêt pour aller jëli ko jàmm boo toogee jàkkaarloo ay naafeq ay nit yoo xam ne gëmuñu yàlla ragaluñu yàlla pour nga am jàmm foog nga xeex pour jot ci sa jàmm donc téye leen seen leçon de morale yi naan ñu fan toj ay sénégalais fa doon liggéey fan kii sénégal fa liggéey sénégalais yooyu nañ xam que ni ñoom ñoo waroon jiitu ci xeex bi parce que lii ñuy xeex bis buñ ko téyee ñoom waxuma la dem sax di liggéeyantu ñu leen di fay ay miet mais ñoom suñu de bopp mën nañu am seen station bopp ñoom seen bopp mën nañu am seen i Auchan wu bopp mën nañu am seen i magasin wu bopp c'est parce que dictature la ñuy dund ak corruption système bu corrompu moo tax ñoom ñu dem ñu leen di fay sax ay miet ba nga naan perte nañ seen liggéey am nañu perte seen bakkan pour liberté sénégalais yi Guy Marius Sagna instant bi may wax yéen mi ngi ci kaso bi ñu ko doon torturer kon kooku noonu soo jàkkaarloog man ne ma diw perte na liggéeyam kenn bëggul kenn perte liggéey mais combat boo gis il faut que tu te poses des questions xamal enjeux yi da nga war a xam c'est quoi les enjeux nga toog naan ma arrêtez vos leçons de morale ñun xool ñoo leen gën a bëgg Sénégal ñun Sénégal bëgg Sénégal moo waral ñu bàyyi suñu lépp instant bi dañoo tayle suñu bakkan suñu liberté instant bi ñu ngi ñuy wër fii la ñuy fanaan tey suba ñu fanaan fële bu ñu ne bu fu ñu gis dañu ciix
soit nervi yi la ñuy boole ñu rey ñu wala ñu boole seen alkaati yi ñu téye ñu pour ay motifs yoo xam ne defuñu ko. Guy Marius Sagna mi ngi ci kaso bi Alioune Sall bu yaana maar ñi ngi koy topp depuis ay alkaati ñi ngi koy topp fu ne ñi ngi ko koy topp ñun ku nekk si ñun ñu ngi lay wër di la topp. li tax ñu koy def dañoo bëgg suñu réew moom boppam bëgg suñu réew am liberté ba suñuy doom mën fee liggéey ku nekk am sa chance étudiant bi bu jàngee ba am ay diplôme ngi doot mu ñu bàyyi ko mu am liggéey ñu ne ko doo fi liggéey suñu jàmbaat yi bokk APR ñoo fiy liggéey loolu moo tax nit ñi di xeex. financement xaalisu Sénégal yi bu génnee ñu ne jarbaatu kii bokk APR wala ki xam xaw ma nan fay kooku noonu ko gère ki ko xam kooku lañ koy jox ak ki xam keneen ak kan alors que Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu la ñuy xeex. loolu bis buñ ci jotoon mais dañuy am jàmm après parce que ku nekk sa mérite dañ ciy jot mais comme loolu amu fi il faut ñu xeex pour mu am fi arrêtez d'être hypocrite bàyyi leen di faire semblant bu leen gis que am na ñaari dégâts yu ci am. après fu ñu taal wala mu am quelque fu ñu saccagé ngeen bëgg a jël combat bi yëpp ngeen tënk ko ci loolu di jax ay leçon de morale artistes yi def naafeq di wax paix au Sénégal de Free Sénégal wax leen wax ji jaar leen ci digg bi bu leen ragal ay buñ sañoon nga waxtaan ak sa xel ku doon waxtaan ak xelam du mooy Cheikh Mourtala yàlla na fi yàgg te wér ku doon waxtaan ak xelam du mooyu Khalifa Medina Baye ku respecté woon Sénégalais yi du bàyyi ñuy rey Sénégalais yi waxul benn mot yéen depuis 1 mois ngeen waroon a ibbi seen gi ñu wax parce que injustice bi depuis premier jour ngeen xam ne bu ngeen ci waxee waxu leen pour ay parparloo politique mais da ngeen ci wax parce que da ngeen di gis jaay doole ngeen teg ci seen bët ngeen gis injustice ngeen teg ci seen bët ngeen gis tentative de liquidation ngeen teg ci seen bët boobu ngeen am légitimité wax kon su ngeen bàyyee ba tey ñu naan ñu que la paix revienne dans mon pays Sénégal di ko teranga la xamuñu woon lii loolu waxul naafeq la jaar leen ci digg bi ngeen wax ji dictateur bi nekk fii di xoqatal seen askan wax leen ko portez vos couilles arrêtez de faire